waaw asalaamaaleykum toute la diaspora sénégalaise Modou Fatou na ngeen def maa leen nuyee ñëpp ci nekk seen tur seen sant vraiment di leen nam loolu waaw nekkoon ci yite rek temps mu xaw naa gëj tuuti mais maa ngi jéglu bu baax waaw di leen ziar yi ñëpp mais ñu ngi ba léegi actif suñu groupe WhatsApp bi ñi nga xam te ne bëgg nañ dolli seen bopp suñu groupe bi nañ ma yónni kii demande comme ça ma ajouté leen. waaw ñu ngi am groupe WhatsApp boo xam te même boo leen ma nga dégg maa ngi ci groupe WhatsApp boobu activé wu ci quoi chaque semaine ñu ngi ci génn ay thème di ci waxtaan waaw tey thème ba mu leen andil rek mooy di waxtaan ci précaution yi nga war a def ak démarche yi nga war a def booy door a tukki ñëw bitim réew parce que maa ngi gis ci commentaire yi xam nga des fois du am temps tellement que vidéo yi ma dugal du ma am temps di tontu tout le monde donc di jégalu lu baax mais maa ngi ci gis benn waay mu ngi ñuy laaj daal ne lu tax duñ def ay vidéo ci boo tukkee quoi boo egsee nan nga war a def pour am say këyit ak yooyu ak nan ngay doxalee donc yooyu noonu je pense que wax na dëgg parce que ñun aussi diaspora bi rek lañ fi nekkal donc bu ñu amee ay thèmes wala yenn yi nañu ko présenté ñu wax ñu ko waaw boo ñëwee dëkk jàmbur moom daanaka li nga war a njëkk a def sama doom ngi leen di nuyu waaw li nga war a njëkk a def rek mooy dem ci consulat yi wala dem ci ambassade waaw sa ambassade dëkk su ko defee nga mën a am renseignement yëpp yi nga xamante ni nii moom nga soxla parce que xam nga képp kuy tukki rek boo ñëwee yaa ngi ñëwee ak différents visa ñoo xam ne visa touriste la ñuy ñëwee am na ñoo xamante ne visa étudiant la ñuy ñëwee xam nga donc bëri na façon am ñoo xam ne dañoo takk jabar ñëw donc ñi nga xam ne dañoo takk jabar ñoom bu ñu ñëwee seen papier day gaaw parce que dañuy topp rek procédure ba keroog ñu jot seen green card ak voilà seen papier de séjour et tout xam nga mais tamit aussi même ak sa papier de séjour yooyu tamit aussi dafa am condition yoo xam dañ la koy jox xam nga waaw tant que yaa ngi toog di seeg nit ki yaakaar naa sa papier du yàqu donc yooyu yëpp da nga ko war a xam te des fois da ci am ñoo xam ne vraiment ñàkk jàng moo leen di yóbbu ci lu bëri wala sàggan waaw donc boo ñëwee loolu nga war a njëkk a xool bu fekkee da nga ñëw décider toog te amoo papier xam nga da ngay xool nag lan mooy procédure bi lan nga war a def nga dem jël ay avocat yi loolu lañ fi nekkee mais nag xam nga ñun Sénégal la plupart moom dañoo bëgg lu yomb waaw dañuy bëgg a toog rek naan yàlla baax na boo toogee ne yàlla baax na doo mës a am sa kayit moom di nga fi def ay at loolu la waral ngay gis nit di ñëw fii di fi def des années 10 ans 15 ans 20 ans amuñu kayit parce que nanguwuñu fay waaw mais na nga jël di xalaat waa Sénégal problème bu ñu am nga yëkkati jox leen di dimbale say waa kër loolu yëpp c'est bien beau waaye njëriñ loo fekkee balaa ngay laax jaakee da ngay laax lekk ba pare balaa ngay dimbale kenn yow sa bopp nga war a njëkk a lijjanti des fois ñun dañuy dimbale loolu mooy suñu problème étranger yi nga xam dañuy tukki waaw Sénégal yi xam dañuy tukki dañuy dimbale seen waa kër ba dañuy fàtte seen bopp mais yow yaa ci ëpp solo moo tax tamit balaa ngay séddale yow sa bopp tamit na nga fekk nga nekk dans des conditions yu normales ba pare nga door a mën a jàppale di nga leen jàppale mais tamit say kayit mooy lépp boo nekkee bitim réew xam nañu boo amulee kayit yenn possibilité yu bëri doo ko mën a def yenn liggéey yi mënoo ko def mënoo fi dawal oto mënoo fi xam nga boo feebaree mënoo dem ci hôpital yi faju da ngay làqatu xam nga yaa ngi fi la fekk yaa ngi tiit mais loolu jaru ko balaa caan nga jëm a lijjante sa bopp ba pare jël avocat fay ci dina la coûter des millions moom waaw amul benn avocat bi nga gis ne da ngay ñëw fay ko benn 1000 euros wala 1500 euros mu defal la papier ay milliers d'euros koy di nga ko fay moom ay 5000 7000 10 000 euros waaw mais jar na ko donc loolu moo tax ñu bëri nga leen di gis du ñu am ay kayit moo tax yéen tamit aussi sénégalais ci boppam ñoo war a yeewu voilà yeewu la yaakaar naa defoon naa ci ay vidéo sax ci yooyu noonu di leen wax lan la ñuy fexee ba am seen kayit donc loolu c'est très important xam nga su ko defee nga avocat bi boo ko jëlee moom dina la wax exactement lan nga war a def mais booy door a ñëw aussi tamit àndal ak ñi nga xam ne xoolal par exemple ñi ngay àndal am na ñoo xam tey amuñu chance dañuy ñëw egsi rek dal ci ay comme ni ñu daan def groupe sénégalais début bi baax na bu fekk par exemple tu n'as pas les moyens mais après nga jéem a xool nan nga mën a fexee ba nekkal yow sa bopp nga xool tamit aussi yan liggéey ñoo xam te ñoom ñoo liggéey yooyu ñoo baax liggéey yoo xam te dañuy xam nga dañuy fay gu baax parce que bu fekkee yow da nga dugg ci dëkk bi illégalement bul yaakaar ne dina la traité bi aussi comme koo xam te dafa jël avion ñëw dugg si bokkul parce que da nga ñëw da nga violer seen loi donc ñu bëri loolu la ñuy bañ a dégg mais vraiment loolu la ñuy def da ngay dugg dëkk jàmbur nga violer seen loi jaare ci suuf si ba dugg seen biir dëkk wala nga jaar ci bato ba dugg si biir dëkk yow li lay traité ak li ñuy traité ki nga xam te dafa dagg biem jaarale ko ci yoon donc du bokk donc bu leen kaas bu leen tooñ ñi nga xam da ngeen di tooñ ngeen def ndànk ngeen bañ a làkkatu bañ a fësal wala ngeen di kaas seen droit yaa ngeen amal gars yi amal ñu leen dara donc loolu aussi foog ñu di ko xam moo tax Sénégal boo tax di leen wax ne leen boo leen tukki may leen choix ngeen am seen papier yëpp seen lépp jaar yoon ngeen légal dem leen déposer mais dañ lay mere
mais sénégalais moo bëggul dégg loolu day ñëw fekk dëkk jàmbu ñëw violer seen loi ñëw commencé di imposer di jaay si mbedd yi di def yu kenn xamul xam nga yooyu noonu ku koy def na doo mës a am kayit doo mës a am kayit donc kayit noonu la koy ja noonu ngay def donc aussi tamit ñi nga xam te ne aussi ñoo ñu jiitu fi tamit nañuy woon yoon bi am na ci ñu ci baax am na ci ñu bon ñi ci baax ni ñoom teg nañ ko yoon teg nañ ci yoon donc da ngeen di laajte boo leen di door a ñëw laajte la ñi nga xam te ñoo leen fi jiitu ñu wax leen ne ok yoon baa ngi nii yoon baa ngi nii waaw bu fekkee am nga lu leen ci jaaxal dugg leen ci internet bi wax naa leen ko fii dugg leen ci internet boo leen duggee ci internet bi loo leen tàppe dinañ leen wax donc tey bu la waxee loo xam ne lu contraire la ak li amul donc yow di nga mën a xam ni lii du dëgg parce que tamit bëri na ñoo xam te ni c'est des menteurs dañ lay jox ay fausse information yoo xam te ni mun na laa dugal wala nga fekk fi ñoo xam te ni amuñuy këyit boo leen toppee tamit aussi noonu la ñuy def ba yow tamit ngeen bokk ci même niveau donc ci moment bi ngay egg si balaa si visa di expirer ci nga war a jël sa avocat nga jéem a xool parce que des fois bu demee ba expirer après dafay gën a compliqué parce que da ngaa violer seen loi donc yooyu noonu ci la ma xam man loolu laa leen di conseiller tamit ngeen xool aussi ñi ngeen di àndal aussi c'est très important boo gisee nit yoo xam te ni tey jiitu nañ la fi nga déglu leen nga xool bu leen dugg naka si dul noonu bu leen nekk di àbbante ay kayit comme Sénégal yi nga daan def da ngay ñu amoo kayit ñu jox la kayit de la àll après nga leen di fay yooyu yëpp la ci jàppee c'est illégal da lay yàqal soo xasee ba dugg ci dëkk jàmbur tamit amagoo bul xalaatagum di dem ay vacances Sénégal ak yooyu xam nga dafay metti mais bon boo demee day wàññi sa crédibilité yu bëri donc yooyu yëpp y a plein de procédures yoo xamante ni nit ñi war nañ ci bàyyi xel mais loolu yëpp rek je pense que information yi léegi lépp ngi ci internet bi donc loo ci xamul rek ci yow la wala mu fekk xëy na jàngoo donc xamoo lu bëri des fois tamit aussi analphabétisme dina gàllankoor nit ci lu bëri mais boo xamulee au moins nga laajte mais li may wax rek mooy bu fekkee da nga ñëw fi visa étudiant wala yooyu nga jàng kon ne jàng comme ça nga bañ a yàq sa visa su demee bay waajee yàqu nga demaat laajte waat nga kon ne di jàng bu fekkee da ngay kon ne di jàng pour sa visa baax nga kon ne di ko def ba ainsi de ba keroog da ngay xam ne yow da nga bëgg décider pour toog fii boobaa nga jéem a xool parce que ñëpp xam nañ ni fii nii soo takkee ci ngay gën a am kayit ci ngay am kayit moom dan la koy jox par force mais tamit aussi bu leen jël loolu comme atu wala ngeen ko def parce que américains yu bëri naan nañ ci loola dañuy ñëw wala tubaab bi dañuy dem ba dañ naan ñun dañoo jubadi quoi dañuy ñëw di takk bu ñu amee suñu kayit ñu daw du noonu nit ki daal gis nga xeet bu nekk rek am na ci ñu baax am na ci ñu bon boo leen gisee ko leen bëgg nga xam ne bëggante ngeen sëy te yàlla tax voilà ngeen am say kayit ngeen légal bu dul loolu tamit aussi ngeen laajte par rapport ak seen situation ku nekk ak sa situation par rapport sa situation boo jël sa avocat dina xool par rapport sa situation nan ngay def ban procédure nga war a jël ba am kayit par exemple bu dee fii Amérique la di nga gis situation bu nekk rek ak papier bi nga war a fayal donc yooyu yëpp aussi nit war nañ di ko xam te ñu bañ a ciip aussi parce que boo yombee tamit aussi bëggoo ci def xaalis doo mës a am say kayit donc loolu nañ ci bàyyi xel lu am solo la waaw bu leen ñëw di dugg ci loo xam te lu illégal wala bëgg a yàkkamti bëgg a ñëw dugg ci biir dëkk bi rek taf am kayit wala taf xam nga commencé am ay xaalis yu bëri noonu loolu amu fi waaw da ngay jël ndànk jël sa patience xam nga teg ko ci yoon ànd ñoo xam ñoo la fi jiitu comme li ñu wax rek que la jiitu ci néeg moo la mën a wax fa ngay toog donc jëlal sa temps nga déglu aussi nga am sa ambition te nga bañ a yàkkamti incha allah après yàlla dina la jàppale donc yooyu noonu mooy li nga xam te ni mooy li ma xam ci boo ñëwee bitim réew te xamoo fi ngay teg sa tànk voilà ak toppatoo say kayit ak yooyu donc ñu bëri rek ñàkk xam la ak ñàkk am information wala ñàkk koo yitteel waaw mais da ngay xam ne loolu vraiment c'est très très important am say kayit mooy lépp donc boo ko yittalee rek di nga ko am nit ki lu mu jublu rek dina ko am mais boo ci jubluwulee nag donc yaakaar naa du sotti donc ñun nañ ci bàyyi xel bu baax a baax donc lu am importance la kayit lu am importance la ndax boo ko amee di nga bokk ci population bi di nga bokk ci société bi su ko defee dinañ la mën a respecter soo bëggee jënd kër fii wala nga financer une maison dinañ la jox oto noonu soo bëggee dëkk ci appartement dinañ la jox soo feebaree di nga mën a dem ci hôpital yi donc xam nga di nga gis privilège yi nga ci mën a am dafa bëri daal donc lu am solo la nañ ci bàyyi xel donc lii laa waxoon rek naa leen ko baaxee incha allah ba fan yi waa di jégalu bu baax a baax waaw di leen ziar yi ñëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér asalaamaaleykum wa rahmatullah seen mbokk Mouhamed